bi ngay juddu yow yaa ngi jooy nit yay ree ngir mbégte toppal yàlla ba booy delloo bu nit yay jooy yow ngay reetaan jëmm yëpp toroxlu nañu ñëw sëgg si buur bi nga xam mooy dundu te du dee mukk moo fi sax donnu lépp te du fi jógee. Assalamualaikum maa ngi leen di nuyu di leen siyaat bu baax a baax yéen ñi di seetaan Kifne TV bu baax a baax tey nag ñu ngi dalal suñu benn professeur Tamba qui travaille à l'hôpital général de Grand Yoff, en même temps professeur de l'université département odontologie faculté de médecine et de pharmacie d'odontologie. Donc moom la ñuy dalal professeur Tamba ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. salaamaaleykum na ngeen def alhamdulilah waaw di leen remercier rek si émission bi ngeen def ngeen ko yaatal si personnel de santé bi surtout par rapport ak feebar bi mbas bi ñu tuddee Covid 19 te mu jaaxal àdduna bi yëpp. Donc pour fàttali leen rek suñu docteur bi c'est un médecin dentiste donc suñu thème bi si loolu la jëm tey ñoom suñu première question bi mooy yéen tey nag ngeen taxawee seen taxawaay dentiste yi nan lañ taxawoo si feebar bi nii feebar coronavirus à cette pandémie suñu toll nii lan mooy seen taxawaay si loolu puis feebar bi ñëw. waaw dinaa kontaan trop si question bu ma posé bi donc suñu jógee si kii bi da ngay gis ne ñun dentiste yi bon tooguñu ñu ngi faire face ak feebar bi parce que ñun dañu exposé du trop comme yenn personnel de santé yi donc parce que ñun non seulement dañuy jege maladie suñuy faj parce que même explication yi wax bi soo koy posé ay questions di xam lan moo ko jot lu ko andi ak si métti di ak gémmiñ bi yëpp nu muy demee donc dañuy wax ak malade bi nag suñuy wax ak moom dañuy am ay tëflit yu génn si moom soit mu jóge si moom soit mu jóge si ñun donc lu ñuy wax des gouttelettes de fluide donc loolu nag mooy tax na ñun jël nañ ay matuwaay pour aar suñu bopp donc si sama kàddu responsable syndicat dentiste yi formation continue dentiste yi donc initié nañu ay moyens de protection parce que dañuy toog di xaaragum état bi ak ministre ak hôpitaux yi ñuy jox matériel donc dentiste yu bëri ñun jox nañ leen ay équipements yu ñuy protéger woo. par rapport ak cabinet dentaire yi donc ñun plus que public bi la ñuy gën a gérer ak parapublic bi c'est-à-dire que yeneen dentiste yu nekk ci fonction publique ak ñoom ñu ngi liggéey vraiment bon. am na ñu nekk ci privé bi aussi am na ñu xam ne suñu naataangoo lañ waaw maintenant ñu koy gérer ça dépend bon privé yi am na ñu xam ne moom amuñu moyen de protection ñooñu seen cabinet dañ ko tëj waaw ci public bi comme ñun daje woon nañu ak waa division bi ko dentaire mooy ñu yore affaire bu fekk bañ ci au niveau du ministère ñu doole ak yeneen organisation syndicale yi ordre des dentistes ak dentiste militaire yeeg ñëpp ak étudiant dentiste yi donc defaloon nañu benn guide boobu mooy xalaat bu ñu tënk pour lu ñu war a def voilà ak pej yu ñu war a def yi yëpp nañ ci waxtaanoon waaw bu fekkee léegi ñun am na pej yu xam ne dañ koy def am na xam ne kenn mënu ko ba def traitement d'urgence dañuy wax yu xam ne mënul xaar waaw urgence boobu bokk na ci métit du méttar xam ne mooy tere patient bi mu nelaw ak urgence yu xam ne affaire choc ak comme ñun CTO dañ ci loolu mooy suñu spécialité presque ay damm-damm yeeg voilà wala mu am ay taab abcès yooyu yëpp aussi am na loo war a mën a def waaw donc loolu la ñuy organiser woo ñu xool lu am na urgent la ñu def ko lu urgent wul nag ñu bàyyi ko ba beneen yoon comme ay procès wala ay plomb yu xam ne ay mun na xaar ak leneen. voilà donc globalement loolu la ñu tënkoon di comme def comme organisation boobu la ñuy jàppoon pour ñëpp ànd si fii ba Saara ya Sénégal yëpp voilà tënk nañu kayit boobu envoyé ko ñu ñëpp jot nañ si. c'est koo xamante ne moom gis na
feebar bi les symptômes ci yaramam moom loo koy conseil en plus tamit moom lan la war a def surtout moom cette personne là. waaw fu question bu nga waxoon ni yan symptôme par exemple su gisee symptômes yi ak wala ban conseil nga koy kii waaw loolu wax nañ ko waxaat ko fi xam naa loolu moom nga woote rek symptômes yi moom xam nañ ko déterminer nañ ko bien que léegi c'est un peu compliqué symptômes yi yeneen ñu ngi ñëw mais mooy nga woote rek voilà ñoo numéro vert yi ñëpp jot nañ ko 15 bi xam nañ ko waaw lu ñu war a moytu kañ mooy jékki-jékki jóg di dem di seeti dem hôpital seeti personnel soignant bi xam nga ñooñu mën nga leen fa wàll te ñoom suñu leen wàll su bëree donc ñuy jël en charge maladie dañuy wàññeeku ñoom tamit voilà ñu bëri feebar si donc loolu ñuy moytu quoi ak cas transport yi ngay jël yeeg ba egg xam nga léegi nag am na beneen affaire bu si am nag mooy ne dafa am na ñu xam ne ñu ngi dem mais amuñu symptômes yi loolu moo tax affaire bi gën a grave dafa changé forme waaw symptômes yi ñu bëri ñu ngi koy dem mooy andi sax cas communautaire da ngay gis kenn xam ne ñu ngi koy yóbbu mais moom dafa day dem ne man daal jotuma wala mu nekk foofu ñu installé ko mais mu ne daal jotu ko alors que loolu mooy garaaw nag si ngay profité di wàllu ñu bëri waaw loolu mooy beneen forme bu bees bu am si kii bi. yan tegtal wala yan recommandation ngeen mën a jox population bi pour la lutte du coronavirus qu'on appelle Covid-19. pour feebar bi mun a wàññeeku c'est possible ce n'est pas trop tard comme recommandation yi njëkk yi la rek ñu ngi mun a raxasu bu baax def gel hydroalcoolique beneen bi mooy pour éviter wàll bi wàllante yi takk masque am na solo loolu permettre soo tisoolee dara du jóge si yow dem si keneen loolu am na solo aussi waaw ñuy toog aussi benn place parce que noonu lañu mën a def waxuñu sax dëkk ak dëkk yeeg mais gox ak gox yeeg waaw parce que nga toog leen seen kër mais aussi am na xam ne dañuy jéggi dayoo di dem yeneen région yi yeneen gox yi nga xam ne dara amu fa woon léegi ñu koy obligé dem te xeex bi dafa métti quand même xeexu communauté bi yëpp ñoo ko bokk mais seen ñu mën a rek fecc ko waaw mais fecc bi ñëpp ñoo si war a jàpp voilà globalement daal loolu daal suñ ko defoon affaire bi dina wàññeeku bu baax a baax wàññi dajaloo yi ak nuyante yeeg yëpp continuer si loolu. aussi professeur est-ce que mën nga ñu wax tamit yéen dentiste yi yan problème ngeen di am au niveau avec les patients tamit en dehors du coronavirus ak tamit ndax seen cabinet yi mu ngi dox comme niñ koy foogee ak tamit kan ku am feebaru bëñ yan conseil nga koy jox parce que dañuy gis ñoo xamante ne dañuy am feebaru bëñ dañuy jël ay paracétamol wala ay ibuprofène pour mën koo calmer loolu yan conseil ngay joxe wala yan tegtal ngay joxe pour. voilà cette question bi naa sawar loolu mooy dentiste yi en général ni ñuy jëflante ak seen maladie ak seen cabinet yi voilà ak problème yu jàkkoonte population bi leen di gën a wax donc globalement si affaire dentaire affaire bëñ dafa nekk problème bu bëri bu am solo. parce que ministère de la santé enquête mu defoon gis na ne maladie yu bëri si adultes yi dañuy am problème mu bëñ su nekk ay téeméer boo jël juróom benn fukk ak teg ci kawam am nañu problème mu bëñ ak gémmiñ ak leneen lu bëri yu am foofu donc du problème bëñ rek mais problème siiñ la feebar siiñ feebaru la tooñ faru lamine ak yu bëri yu nekk ci biir gémmiñ bi yu xam ne dafay am sax interférence ak état général malade bi feebaru malade bi lu mu am comme su nekkee tension la wala diabète yëpp dafay am ay interférence donc wér-gu-yaram gémmiñ dafa am solo la mooy déterminer lu bëri voilà te feebar yu bëri dañ koy gis seen expression si biir gémmiñ waaw gémmiñ bi di ci mën a kam feebar yu bëri voilà donc loolu aussi am na solo donc patients yi globalement dentistes yi ñu ngi si public bi ñu ngi si privé bi ñu nekk si public bi am na ñu nekk xam ne si waa université la ñu ngi si centre hospitalier yi Fann Dantec CTO ak yooyu
comme ni ko médecin di amee am na ñu xam ne ñu ngi si public yi district yi centre de santé ba si région yi ak ñu xam ne ñu ngi si privé bi ñooy seen entreprise bopp la ñu yore ñu ubbi seen cabinet dentaire voilà ñoo ngi gérer seen personnel voilà ak di travailler ak ay sociétés yu bëri d'accord et maintenant problème mu bon ñu si génn bon fonctionnaires yi ñu ngi leen di ñu ngi jëfandikoo état bi lu ma war a ak ñoom ñu ngi koy def ñu xam ne ñu ngi gérer seen cabinet am na fu ñuy jaar am na nga xam ne ñuy def ak seen patients yi yoo xam ne ñoo ñëw di faju foofu wala ñu xam ne ñu ngi liggéey ak yenn entreprise yi waaw ñu xam ne ay lettres de garantie la ñu am donc problème mu dentiste yi ak ñu war a def donc population bi surtout conseils yi rek dañ leen mën a jox ñun amuñ heureusement que nga jox ñu plateforme bi xam naa dina amaat yeneen occasion xam nga comme ni nga ko defee ci yeneen télé yi pour mën a waxtaan ak population yi wax leen lu ñu recommandation yi ñu war a def woon si affaire bi bañ seen bët su méttee dañuy dem gis dentiste voilà bañ a jël garab yi sa bopp parce que comme ni ñu koy xamee ni nga ko waxee am na ñu xam ne il faut nga feebar ba ñu xam ne il faut nga ñëw toog cabinet dentiste bi gis ko traité ko soo nekkee da nga jël ay garab comme ay ibuprofène comme ni nga koy déggee si coronavirus bi boobu infection virus la mais fii infection bactérienne la yenn taab yeeg néew yeeg nga gis nañ ay maladies yu xam ne seen tuñ bi day néewi seen lex bi néewi am na ñu xam ne sax ñu si génn àdduna moo tax corona ba ñu toog rek bàyyi maladie noonu su demee ba jàpp xol bi ba jàpp kii bi day diffuser waaw joxe lu ñuy wax cellulite waaw su ñu amoon yenn occasion nañ ko naa wane yenn ay chemin ay cas yu xam ne am nañu yenn feebar yu grave yu xam ne ñu ngi si population bi mais nañu yaakaar ne affaire bañ feebar dentiste du ko faj wala yooyu donc loolu lépp dafa am solo aussi que patients yi suñu defee dara di dem di bañ a fajal seen bopp jël ay garab ibuprofène day yokk yenn infection yi par exemple loolu aussi ça am lu am solo la. yan risque ngeen mën a am si maladie coronavirus surtout si maladie ñoo xamante ne dañ ñëw pour ñëw faju si foofu yéen dentiste yi. voilà pour sa question bi ñaari question la donc d'abord pour risque yi am na risque après ni ñuy gérer maladie au cabinet mais risque yi souvent day nekk ñetti ordre bu njëkk bi mooy malade bi ñëw na am na feebar bi wàll personnel bi secrétaire bi assistant bi ba si dentiste bi aussi wala benn personnel mun na aussi wàll malade bi loolu moom si infection yëpp la muy am na patient bu ñëw xamuñu mu am VIH wala mu am sida wala mu am leneen wala mu am tuberculose takat waaw donc lépp même dispositif la ñuy jël rek lu ñuy jàngalee si université yeeg lépp xanaa nga génn bañ kaa appliqué mais normalement loolu yëpp soo ko defee dina la permettre nga moytu loolu duñ ko ñëw si ñu koy gérer après mais si loolu laa risque boobu daal mooy ñaar yooyu beneen bi mooy risque bu am ne mooy jóge patient bopp ak patient bu si demee keneen ñëw toog wala mu craché keneen ñëw donc ñetti risques yooyu daal moo am ci contamination bi donc globalement loolu. professeur question bi ma leen bëggoon laaj mooy naka ngeen nekk di gérer seeni cabinet dentaire yi fu mu toll ni cabinet dentaire yi nan yan disposition lañ jël pour jéem a gérer pandémie coronavirus bi surtout fii au Sénégal nu mu commencé law. waaw jërëjëf sa question yi am solo yi donc après suñu waxee si risques yi ba pare ñu ngi wax comme si mesures yi d'abord toujours au cabinet dentaire bi waaw balaa ñuy dem si bu gën a mag bi mooy affaire cas communautaire yi donc pour mesures yi ñu war a jël yi avant comme normalement ñun malade bi su ñëwee pour sécuriser tout le monde malade bi ak praticien bi secrétaire bi par exemple ñu ko doon wër di ko jox seen dossier dañuy changé buntu bi dañuy tëj buntu bi dañuy dem si fenêtre bi dañuy def benn flèche boo xam ne day suivre foofu su ñëwee donc da koy jox solution hydroalcoolique voilà mu raxas loxo yi ba pare su raxas loxo yi mu doog ko jox carte rendez-vous bi wala yooyu mu bind ko kayit yi mu war a bind ko ubbi ko dossier malade bi dem toog su toogee ñu respecté dimension bi aussi di distanciation bi sociale bi voilà patient yëpp ñu regroupé woon donc après malade bi soo am àndaale masque autant balaa masque yi dañ ko doon jox benn masque mu sol parce que demee bu waxtaan ak dugg waxtaan ak dentiste bi su waxtaanee ak moom ba pare lu muy waxtaanee yëpp donc moom mu ngi ak masque bi génne gu ko balaa muy commencé d'accord
su ñëwee aussi ak su ubbee gémmiñ bi aussi dañ koy jox comme fu ñuy toflee dañ ko si kii bu ñu tënkoon bi gédd bi dañ ko éliminé woon parce que crachat bi bu ñuy toflee si crachat bi dañ ko waxoon bu ko gën a utiliser yi dañ ko tëjoon ak benn sachet plastique. léegi maintenant patient bi su ngaangee dañ koy jox benn bain de bouche bu muy galaxndikoo après am na aspirateur buy aspiré salive bi su muy aspiré teflit bi ak kii bi yëpp waaw loolu aspirateur bi day koy aspiré mu dem si biir donc su waxtaanee ak loolu balaa ba pare su paree bay kii bu muy defee suy dem mu jaar ci beneen buntu bi du des ak yeneen patient yi fu ñu nekkoon. dentiste bi moom am na lu ñu koy sas pour mu sol ko protection lu ñuy wax mesure de protection individuelle lu syndicat bi joxe. temps yi joxe nañ ko am nañ benn achat bu ndaw pour jox yeneen dentiste public yi nekk ci région Sénégal bi yëpp ñu am ko pour de façon symbolique rek donc mooy lu ñuy forcer lu ñuy protéger bopp bi vers kii bi muy sol genre visière mooy lu ñuy muuree kanam bi loolu am na suñu naataangoo bu nekk fii assistant la daal day jàngale moom moo ko defar ci imprimante am ñu jox ko dentiste yi ak benn kii yu ñu jëndal yenn genre sur blouse bu ñuy teg ci kaw blouse bi bon gant boobu na koy am ak masque. waaw après masque yi sax dañ si ñëwaat masque chirurgical ak FFP2 wala FFP2 voilà loolu la ñuy daal protéger woo pour faj maladie. lan mooy seen xalaat si masque yoo en tissu yoo xamante ne tailleur yi moom lañ nekk di defar te di ko jox population bi pour ñu si mën a aar ak feebar bi nii. voilà pour kaaw masque yi aussi masque yi waaw gis naa ne comme ni ko waxee sànq rek. comme ñun visières yi am na suñu benn nattaango bu koy commencé di ko defar léegi si masques yi aussi noonu la gars yi ñu ngi organisé wu autant ñun masques yi ñun teel nañ ko sol ñun dentiste yi ñun bokk na si njëkk sol masques yi voilà ñun depuis étudiant bu ñuy def formation bi bu ñuy teg ay balade 4e 5e année dañuy takk masque mais masques yi ba léegi masques yooyu parce que xamuñu malade bu am tuberculose wala ku am benn feebar wala ku am voilà ak wax yi aussi donc masques yi aussi gis naa ne léegi yooyu yëpp dañ ko doon importé gis naa ne nit ñi ñu ngi organisé wu di ko defar am na waa ndox ci comité de normalisation association Sénégal normalisation ñu ngi encadré te jox nañu ay kii dimension ñoom tam ñu ngi liggéeyal suñu naataango yi nekk fii ñu nekk département de pharmacie am na ñu def ay chimie analytique comme maa ngi gërëm ñoom professeur Sarr ñu organisé wu encadré ay tailleurs quelques tailleurs donc comme ni ñu koy defee yeneen ministères yi ñu koy defee encadré ay tailleurs yi xam ne ñu tànn masque yi ba pare suñ koy defar am na milieu bu ñuy nekkee am na lu ñuy raxasoo ñuy préparé donc loolu aussi jox nañ ñu ci góorgóorlu bu baax masque yi tissu yi avantage bi de mooy dañ koy raxas waaw dañ koy fóot ba pare dañ koy fóot soo paree nga fóot ko ñu ngi ko utiliser waat donc tissu bu xam ne particulier donc masque bi benn moo lañu exemple mu ngi nii te moom laa soloon ko rek bu mu doon dem CTO donc masque baa ngi nii ñoom ñoo ko defar voilà ñoom ñoo ko defar vraiment c'est très bon. am na fi yenn variante aussi yu nag en bec yi rectangle ñoo aussi ñu ngi moom laa jël léegi commandé pour yenn ñu ngi nii parce que yaa ngi nii globalement ñu ngi nii yeneen yoo xam ne ñooy muur kanam bi yeneen kanam bi donc parce que en bec la yële en rectangle la donc moom tamit loolu ñoom ñoo organisé wu masque yooyu aussi am na solo lu trop tax na nañu xarañte tailleur yi mën nañ ko defar donc loolu am na solo Sénégal yi di ko defar Sénégal yi di ko sol waaw. lan mooy sa xalaat cas communautaire yi commencé bëri fii Sénégal surtout partout au Sénégal ak yan mesures lañu mën a jël pour mën a freiner yooyu. voilà d'accord pour problème mu cas communautaire yi ñuy wax waaw lu mu jéggee dayoo noonu bon cas communautaire aussi noonu lay dikkee suñ commencé par tuuti di yéeg loolu moom si li ñuy wax affaire épidémiologie moom noonu lay doxee soo xoolee yenn dëkk yi bëri. dafa bëgg dayoo par jour da ngay am ay 1000 wala yooyu donc Sénégal yéex nañ ko am waaye loolu lañ jàpp ne loolu soo xoolee épidémie su ñuy wax épidémie depuis temps choléra ak yeneen épidémie yi loolu moom mooy vraie épidémie waaw mun na ko considérer comme vraie épidémie parce que wàllante boobu moom mooy parce que cas importé yi ñu doon wax yëpp maîtriser woon nañ leen xam ne nit ñëw na jox na ko kii et cetera mais cas communautaire moom noonu lay commencé donc comme feebar bi dafa xaw a doy waar dafa xaw a bizarre par rapport ak yeneen. épidémie yi yenn wàllaate yi moo dafa gaaw trop donc parce que laalante loxo yi ak yooyu la ak jëflante te ñun nañu dàmm jëflante ba pare dañu bëri si nit kër yi bëri si mbokk yi bëri bokk ñu tubaab bu xam ne ñoom nañu am benn mbokk wala ñaar donc bëriwuñ waaw cas communautaire noonu lay lawee kii laal kii traçage si journée bi soo deful nag moo tax ñuy wax rester chez vous toog leen seen kër
parce que nit ki sa contact ngay joxe sax yu ministère jël di ko tënk fenn dina am lu ëpp loolu waaw sa jaar-jaar yëpp dina bëri voilà maintenant nag pour freiner ko nag am na ay solution yu joxe. pour freiner arrêter cas communautaire yi donc dina jafe mais lu mën a nekk la waaw épidémie bu nekk comme ni ñu koy jàngee ñun day dem ba xam ne dafa kawe trop bëri après mu commencé laal wàññeeku nànk di dem lu ñuy wax pic bi waaw mooy loolu sonn dina dem ba wàññeeku mais balaa ñëw pic bi nag je pense que temps yi ñu ngi fay jege pic bi waaw cas yu bëri yi ni ñu koy jege parce que am na ñu xam ne doo leen xam fu ñu jaar voilà donc mesures yi aussi wax nañ ko bu yàgg moom lañ doon bañal nit ñi mais am ñoo xam ne des fois dañuy dëgër bopp et bu ñu commencé couvre-feu bi ba ñuy dóor nit ñi di def ni gars yi di wax ne waruñu dóor kii waruñu dóor kaa alors que loolu dafa am solo toog kër bi da fekk ñu di boole seen biir sax di manifester sax baaxul xam nga ñu di aussi comme ça nu ko doon waxee rek dañuy toog bu ñuy bouger lu bëri fu nga nekk toog fa bien que lu jafe la mais jógee région yi dem région yi am na 5 régions yoo xam ne amuñu ko woon bu yàggul nii mais am nañ ko parce que nit ñi dañuy jógee jël seen marché wala seen commerce wala jóg seen jakarta làqatu jël dëkk ak dëkk di dem ak dëkk ak dëkk loolu aussi état bi terewoon na ko waaw mais nit ak pexem rek état bi terewoon na loolu dem ak dëkk ak dëkk xam nga ak dem si jaabante dem si bañ a def lu bàyyi tere yi xam nga loolu aussi dafa am solo waaw parce que kii communautaire moom épidémie communautaire rek moo koy faj médecin li ñu mën a def ak docteur yi toog di faj maladie mais li ñu digal ñu jox yëpp yu président de la république di wax ak gouvernement am yëpp ñun ñoo ko dig ñu leen ko digal def leen lii bañ leen lii tëj école yi et cetera lépp pour bañ rek kii am cas communautaire augmenté. Professeur Tampa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay wax ne jërëjëf ni nga nangoo suñu invitation bi ñu lay wax mot de la fin. voilà léegi comme jeextal émission bi di lay gërëm surtout yow d'abord parce que méthode bi ñuy def nii bon c'est innovant maa ko doog a def c'est très intéressant aussi ak situation bi déplacé war nañu wàññi déplacement bi donc télévision bu ngeen innové si kii bi à distance bi c'est intéressant dina tax aussi ñu éviter yu bëri quoi voilà di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal ngeen jëm si kanam ñaanal Sénégal yàlla teggul ko feebar bi ak àdduna bi yëpp parce que feebar bi dafa wër fépp Arabie Saoudite sax bàyyiwul leen waaw pèlerinage amul ren donc di leen jaajëfal di leen ñaanaat beneen yoon yeneen occasion yu amee possibilité ñu waxtaan si yeneen affaire yu gën a am aussi solo yu gën a mën a gaañ population bi muy feebar bañ ñu xam ne dañ ko xaw a négligé xamuñu si lu bëri xamuñu ko si te am na lu bëri yuñ si mën a wax voilà yaa ngeen jëf wasalaam. doomu aadama yi yeewu leen ku tiitaru fii si àddina ndax alal mbaa daraja ju bari jàppal ni lépp fii nga koy bàyyi. buur yàlla màgg naay